téeméeri sën ñoo réer ci géej gi yéenekaay bi dañu téeméer ak juróom fukk lañu woon jëloon gaali looce yu Mbuur lañu déparé woon bëggoon a mbëkk wutali Espagne ginnaaw ñaar fukki fan ak benn ñuy def ci géej gi dem ba amul bi ñu ñëwee juróom fukk lañu fa fekk waaye téeméer ya ca des yépp kenn gisu leen ñu gis ba tey xibaar bi ci Source A mu ñuy wax ne li xew ci réew mi bu dakkul léegi tey ndawi réew mi jeex ndax am na téeméeri migrants yu réer téeméer ak juróom fukk lañu woon waaye bi seen gaal gi suuxe ñi leen doon wàllu si bi ñu yegsee juróom fukk kese lañu ca gis L'Observateur xibaar ñu ci xëtam mu njëkk ne jëwriñ gi ñu dénk affaires étrangères ci Espagne bi mu ñëwee keroog ci Sénégal xam le ne am réewum di Espagne dana yebal ay police espagnol fii ci Sénégal ngir ñu jàppale si Sénégal ci xeex gi muy xeex immigration clandestine ndaw si ko wax di ministre affaires étrangères bu Espagne moom la Vox Populi xëyee ci xëtamu njëkk mi ngi wax ne mbooleem migrants yi dugg Espagne te jaaruñu ko ci yoon ñoom ñëpp dinañu leen delloo ci réew yi ñu jóge mu dolli ci leeral ne am réewum di Espagne ubbil na ay buntam bépp doomu Sénégal bu bëgg a dem waaye nag ci kaw nga jaar ko ci yoon li xewaat ci réew mi di mbëkk mi immigration clandestine enquête dina kay nee nañu kuréel gi di collectif 480 gouvernement bi la ñu ko jiiñ ci dox bu ñu gonte yoon keroog samedi ci mbeddi Ndakaaru fa la ñu waxee ne li tax bu goney réew mi taxaw temm ci génn réew mi ba mu jaraleen ñuy jël ay gaal ak di faatu ci géej gi moo di gouvernement bu Sénégal moo deful ci ñoom li ko war lan moo waral régime bu fi ñëw rek tegi pexe ngir wutal ndawi réew mi ay xëy te pexe yooyee duñu mujj fenn loolu la journal L'Observateur bëgg a xam ubbil yéenekaay bi journal bi mi ngi laajit ñaari milliards yi banque mondiale joxe woon ngir ñu tàggat ci ndaw ñi taxawu leen ba ñu mën a am métier koppar yooyee fan la ñu jaar ñu jaara ca dem seeti feebar bi ñuy dégg ci mool yi ay fana ngi libération bindal ñu ne boobaak léegi dara leeragu ci fukki fan ci bi feebar bi feeñee ci réew mi ak léegi te ba fi mu nekk nii kenn tanewu la ci kenn xamul feebar bi feebaru lu mu feebar bi lan moo koy joxe ak lan moo koy faj Soleil national la ñu gëstukat yi maanaam chercheurs yi ñoo nga ci ba léegi li ñuy xool kay mooy ndax feebar bi jógewul ci mbaal yi mool yi di jëfandikoo ndax ministre de la pêche dàq na waxi pollution chimique ci li waral feebar bi La Tribune moom li muy laaj moo di ndax état bu Sénégal nekkul di tuur nit ñi lëndëm Bassirou Ndiaye di environnementaliste di ñu wax ci journal bi ne feebar bi nit mënuta wax a wax ba génne ci contamination chimique fukki échantillon yi ñu jëloon ci géej gi waroon caa defi test journal L'Observateur xëy nañu baaxee li résultat yi wane des ci mool yi des ci géej gi ba tey la Sénégal nee nañu bëccëg gi ñu jagleel napp gi ci àdduna bi màggal nañu ko keroog samedi fii ci réew mi ñi yëngu ci wàllu napp gi di les acteurs de la pêche defoon mobilisation bu mag ci ministère de la pêche mbooleem lu di jafe-jafe yu ñuy dund ci seenub liggéey becc nañu ko keroog ci seen kanamu jëwrin jël fay dogalub àndandoo ñoom ñëpp xeex lii immigration clandestine gi journal L'As dolli ñu ci ne kii di Aliou Thiam mi jiite CAPS kuréel gi jaboote acteur de la pêche yi ministre de la pêche Alioune Ndoye njukkeel na ko fa bu baax a baax ndax jéego yi mu dëkkee ngir lu jëmale napp geek nappkat yi kanam ci kanam tuuti dinañu xam fan la Alaaji Malick Gakou njiital grand parti di féete Macky Sall journal quotidien moo ko bind ba xamal ñu ne ginnaaw Idrissa Seck ak i ñoñam Alaaji Malick Gakou ak waa grand parti léegi tey ñu fekki Macky Sall cër bi ñu fas yéene am ci nguuru Macky Sall gi le quotidien nee nañu Macky Sall ci boppam la ñu cey déglu ñu dégg ci xët mu njëkk réew mi quotidien waxi Moustapha Diakhaté muy xam le ne guddi yi ñu toll kii di Idrissa Seck Macky Sall da koo jàpp otage jàpp leen Abdoulaye Daouda Diallo Source A nee nañu ëllëg si biir bu ñu ñàkkul goney réew mi nañu xam ne moom Abdoulaye Daouda Diallo la ndax koppar yi ñu soxla ngir war ko dugal ci ñàkk goney réew mi genn wàll gi rekk la ñu am manqué na lu toll ci $1 milliard ak juróom-benn téeméeri millions coordonnateur bu programme élargi vaccination di wax ci xët mu njëkk Source A ne ci diggante ministère des finances ak Trésor fa la yëf ya tàggatémbe Universel Pousse ak seen savon de Marseille créole ñoo leen doon may li ci yéenekaay yi. ci waa Espagne dañoo fas yéene yebal fii ci sunu réew Sénégal ay takk der ngir jàppale seen i naataango fexe ba kon kar gune yi ci tukki moomee ci anam yu dëppawul ak yoon seen jëwriñ ji yore bitim réew ko xamle ci ngan fii ci Ndakaaru leneen ci xibaar ñeel wér-gu-yaram ak jàngoro ji nga xamante ni moo feeñ ci yenn ci nappkat yi Sénégal ba tey ji ñu ngi ci gëstu kër docteur waaye yoon wi nga xamante ni moom la ñu njort ne fa la yëf yi teere mooy ci wàllu mbaal yi ñuy liggéeyee ñoom nappkat yi ci wàllu kon yooyu mbaal la ñu ne mbaadu fa la jàngoro jooju tukkee ndax li nu gis lu bari ci wàllu analyse yi xeeti tooke yi di soufre ak asip wàllu xibaar bokk na ci campagne yu njaayum gerte mi Sénégal tàmbali gi tey ci altine ji lay doon ñu fàttali ne ren kilo gerte gi ñu ngi ko fixé ca juróom fukki dërëm ñeent fukk la woon daaw Abdoulaye Diop ci technique bi. Barsaq wala mbëkk mi ñeel gune yi Sénégal ñenn ci ñoom Espagne fas na yéene yebal fii ci mim réew ay takk der ngir ñoom it ànd ak yu Sénégal ci xeex ak lii di lu yéeme loolu di gune yi jël gaal ak faatu ci yoon yi xibaar bi tukkee ci seen ministre affaires étrangères démb mu doon amal ngan ci réew mi daje am na digganteem ak naatangoom bu Sénégal soxna Aïssata Tall Sall Fama Dione ngir encourager sénégalais yi nga xamante ni dañoo bëgg a tukki Espagne ñu jaar ci yoon bu leer bi
réew ma daa dina yaatal lépp luy àq ak yelleefu sénégalais yi jëm ci wàllum sécurité sociale ci réew moomee di Espagne buñ ca noppee nag dina yokku limu ñi nga xamante ne ñoo nekk ci guardia civil bi di police nationale bi li ko tax a jóg mooy fexe ba tas lépp luy réseau criminel te ñuy def li ñuy duppee traite des êtres humains ministre espagnol bi ñu dénk lépp lu jëm ci wàllum bitim réew di Arantxa González Laya yëkkati kàddu yi ginnaaw bi nga xamante ne daje na ak naataangoom bu Sénégal Aïssata Tall Sall fii ci Ndakaaru crise bi nga xamante ni am na jamono ji tax na ba fukk ak juróom-ñaari junni ci ay migrants egsi ci îles Canaries at mii ñu nekk nag lim boo xamante ni ëpp na loolu lim bi nga xamante ni lañ amoon ci atum 2019 ci fàttali guardia civil ñu ngi collaborer ak garde côte Sénégal yi atum 2006 ba léegi ngir fexe ba képp koo xamante ni bëgg nga dem Espagne jaar ci waax yi sa projet nga mën koo teg ci suuf buñ sukkandikoo ci alarme fon di ab service d'assistance téléphonique boo xamante ni migrants yi bloqué ci géej gi ñoo ko moom lu ëpp 4 téeméer ci ay doomi Sénégal faatu nañu ci weeru octobre gi bi ñuy bëgg a dem Europe. soxna Fama jërëjëf ba tey ci wàllu tukki moomee ci anam yu dëppoowul ak yoon ñeel ndaw yu Sénégal ñenn ci ñoom ndaw yu grand parti bu Alaaji Malick Gakou ñoom la ñu gis mooy taxawaluk ab banque ci réew mi bu yittewoo xeex bi jëm ci phénomène boobe bokk na ci pexe yu nu gis ci weneen wàll it dinañu amal ñu ne ay assises ci wàllu xëy ñeel ndaw ñi ci weeru décembre lay doon coordonnateur national bu ndaw yi grand parti xamle ko ca diwaanu Njaareem ci kaw tukki bi nga xamante ni jógtee nañu ko ci réew mi di tournée nationale dégg ngeen ko ci xibaar yi wees Mor Diaw bu grand parti ñu waxtaanee wér-gu-yaram ak jàngoro ji nga xamante ne ju yéeme la ba fii ndax xamaguñu fu mu bawoo ñeel nappkat yenn ci Sénégal centre régional de recherche ci wàllu kon écotoxicologie ak wàllu sécurité environnementale ñoom dañu ne nañu jéem a toppi mbaali nappkat yi xool ndax du foofee la jógee ndax lañu fa gis ci mandarga ñeel lu ci bari ci tooke yi nga xamante ni mooy wàllu soufre ak asip loolu moo waral ñu jàpp ne daal du ñàkk xëy na fa la bawoo ni nu ko waxee. gëstu yi mu ngi wéy lu toll ci juróomi téeméer ci ñoom nappkat yi nag amee jàngoro ji dellu nañ seen i dëkkuwaay directeur prévention ci ministère de la santé ko xamle docteur Mamadou Ndiaye teg ca leeral ni ñu ngi wéyal gëstu yi ngir xam lu sooke joojee jàngoro ñu déglu ko docteur Mamadou Ndiaye ak Salif Sow. mënaguñu dut baaram ci li nga xam ne mooy cause infectieuse mooy maanaam doomu jàngoro bi nga xam ne moo jóge ci géej gi wala nit ñi donc pour l'instant ñun. li ñuy jot a saytu yëpp loolu néew ci waaye nag ba tey bàyyeeguñu yoon boobu ñu ngi ci yoon boobu waaye li ñu jot a saytu yëpp yooyu bokkugu ci ba léegi donc ñu ngi ŋànk toujours ñaari yoon mooy maanaam doomu jàngoro bi war a jógee ci loolu maanaam ci côté ndox mi wala leneen ak aussi wala lu mel ni xaw a tooke lu mel ni tooke loolu tamit dañ ko tegagul de côté maanaam ñaari yëpp ñu ngi koy saytu waaye nag Institut Pasteur comme ni ma la ko waxee woon sànq ak centre antipoison ñu ngi lëkkaloo ak yeneen ministère ñu ngi sax jéem a lëkkaloo ak ñeneen yaa xam ne seen i nattangoo yu ñee mun a jàppale yaa xam ne ñu ngi ci fii am yeneen branche nga xam ne ñu mun leen a jàppale ndax affaire yi gën a leer ba tey ñu ngi ci ba ci fi may wax ak yéen actuellement ñu ngi ci liggéey baa ngi wéy donc mun na am encore comme ni ma ko waxee woon toujours ñu mën ci am lu gën a leer ci waxtu yii di ñëw wala ci fan yii di ñëw incha allah waaye nag li ma ci mën a yokk mooy que ñi nga xam ne ñi entré woon ci hôpital yëpp pratiquement mun nañu wax ne que ñoom ñëpp yeewi nañ leen pratiquement peut-être li fa des amatul solo peut-être kenn wala ñaari nit ñoo fa des te aussi macha allah amul kenn ku ci ñàkk bakkanam ñëpp wér nañu ak jàmm te wàlluñu kenn tamit. docteur Mamadou Ndiaye di ki nu dénk lépp lu jëm ci wàllu fagaroog fàggandiku gi ci ministère bi ñu dénk wàllu wér-gu-yaram dañuy des sax ak wàllu woowee di wér-gu-yaram ak kuréel ak ñenn ci ñu ci yëngu muy convention des professionnels du secteur de la santé et de l'action sociale ñoom nag ñeenti fan ci weeru décembre fas nañ yéene wàcc ci mbedd yi ñu ne dox boobee li ko waral dañuy ñaawlu ñàkk yamale gunu gis ne daa am ci mbir yi ak it ak cooxe ci seenaw nekkin ci wàllu dundin ak liggéeyin secrétaire général bu syndicat boobee di syndicat démocratique des travailleurs de la santé bootu ci CNTS Force du changement Cheikh Seck ñu déglu ko ca Tamba ak Moussa Oumar Gueye. tey jii ñun dañu décider déterminé wu soit ñu def ko wala ñun ñëpp ñu summi suñuy blouse jox leen ñoom ñi nga xam ne ñoom ñooy politique ñu ñëw faj nit ñi. day poser ay problème moo tax ñun dañoo décider à partir du 4 parce que am nañ benn convention bu ñu créé des professionnels de la santé et de l'action sociale. syndicats yi ñu ngi ci association yëpp ñu ngi ci association yi ma lay wax nii ñëpp ñu ngi ci donc le 4 loolu mooy premier jalon yu ñu posé nañ def marche fan yi yëpp ñu ngi tourné semaine yëpp passé ñu ngi woon Matam te ñëpp déterminé wu fi mu toll nii parce que léegi nee nañ ñoom dootuñu toog
kenn di ñëw di profité ñun suñu système ba pare ñun bugg ñu traité de façon boo xam ne kenn xamuñ dañu woon dañoo am déficit personnel japonais jox leen 40 milliards yu leen jox ci at bërki démb négocier nañ ba am banque mondiale pour 6 régions yi un financement boo xam ni pour personnel bi la koyka muy coréens yi def nañ leen financement mais nan ngay mën a jote milliards yu bëri yooyu ba pare nga bëgg a continuer di précariser la situation du personnel. ñu del si Ndakaaru dem ba fi nga xamante ni mooy Tawfekh Yaakaar mu nga ci commune bu ñàgg fii ci Ndakaaru réeroo ci wàllu suuf askan wa ñoo ni daa am promoteur immobilier bu taxaw ngir saaxee teg loxo ci seen suuf soosee nga xamante ni moom lanu moom rawatina fa ñu am népp bërëb benn gi ngir mën ko def juma ci cité ba moo waral seen ak mer ak yëglu bu nu sañoon sax ñu audité càmbaar ñu ne suuf si foofee ci boobu cité dañu ciy déglu seen porte parole wala boo kenn ci ñoom mbootaay gi soxna Soda Diop ak Abdou Diouf Diagne. président Macky Sall 2012 ba muy campagne daf ne woon jàppale leen ma mu dëgër bis bu ma jekkoo dinaa leen génn ci dëkkuwaayu ndox ak jafe-jafe yi bi ko yàlla defee mu nekk président loolu mooy premier projet loolu la def génn ñu ci jafe-jafe yi dëkkuwaayu ndox tabaxal ñu ay kër titre foncier garantie 10 ans ñu ñëw dëkk amaguñu benn këyit ñu dem ba ci biir mu am benn samba boy bu fël suñu biir am fi 30 terrain espace bu des ci cité Tawfekh Yaakaar mu aaki moo ko ne moo ko moom te du dëgg parce que ñun ñi nga xam ne ñun ñoo dëkk ci cité Tawfekh nekk ci kër yi amaguñu këyit kon moom mënul présenter benn këyitu terrain loolu mënul nekk léegi nag li ñu bëgg mooy espace yi muy dajale di ko mbuxum na ci teggi tànkam surtout nag jàkk ji moom suñu bakkan lañ ci teg li mu def si jàkk ji ñëw jël fi ñaari terrain nee na moo leen moom tabax ko te bu paree nee na dina tabax yeneen te toujours même personne bi la ñaari baat ñett mu ànd ak ay gendarme ñëw menacé ñu fii la jàpp suñu paay yóbbu leen ñu yendal leen gendarmerie futti leen solo leen ay coalition ci benn nit bi ba pare li mu si teg moo ñu gën a métti nee na carrément bu ma ko doon tabax tey di dee suba sax dinaa ko tabax nee na Macky Sall ci boppam mi président sax mënu ko teree tabax li ñu soxla mooy ministre bi nga xam ne moom moo géré affaire yi dañu bëgg mu ñëw fii Tawfekh Yaakaar lay saw li jënti loolu mu leer. mu nekkoon Soda Diop ci turu kuréel ak waa Tawfekh Yaakaar ci ñàgg ba tey ci xibaaru suba seeg RFM ca Ziguinchor lu jëm ci wàllu artisanat kuréel gi organisation professionnelle ya fa ñooy sàkku ñu ne ci jëwriñ ju bees yi ñu dénk wàllu artisanat ak transformation secteur informel Papa Modou Ndiaye lu jëm ci yeesal lañu bëgg ñeel mbooleem chambre de métier fa ci weneen wàll it ñu ngi sàkku ñu doxale li nga xamante ne mooy stratégie nationale ci lépp lu yokk artisanat Lamine Ba ca Ziguinchor. portefeuille bi nga xam ne ñoo ngi ko jagleel artisanat donc collectif bi nga xam ne moo ëmb artisan yi nekk fi ci Ziguinchor di ngay rafetlu bu baax a baax doxalin woowee nga xam ne nag njiitu réew mi amal na ko ci gouvernement bu mujj bi nga xam ne taxawal na ko Papa Modou Ndiaye jamono ji nag artisan yi Ziguinchor jàpp ne am nañu yaakaar bu rëy ci moom ngir mu sukkali jafe-jafe nga xam ne moom moo nekk ci secteur artisanat bi lee Sadibou Bodian moom mooy seeni kaddu. dañu remercier le président de la République du Sénégal ci lan ci lu mu créé ministre boo xam ne ki ministre de l'artisanat la amul benn ministre plein de l'artisanat loo xam ne ki artisan yi ñu ngi ko doon séntu depuis 40 ans ñu ngi koy gëstu am na ñoo xam ne ki sax nee nañu ëpp na 40 ans ministre mu ñu ko am loolu moo tax ñu remercier ko donc ñu ngi ciy gërëm Macky Sall ñun organisation professionnelle yi donc ci loolu le ministre docteur Pape Amadou Ndiaye ñun artisan yi ñu ngi lay talal loxo pour liggéey en parfaite collaboration ak yow. artisan yi Ziguinchor nag jàpp ne jamono ji donte sax ne am nañu ministre bu bees waaye am na ay tiitaange yi nga xam ne amee nañ ko ci yenn pàcc yi nga xam ne ñoo ngi koy laaj ay at a ngi ñii kenn saafara ko mu ngi mel nii li nga xam ne nag moo di réforme yi ci chambre de métier yi ak application stratégie nationale bu développement bu artisanat. am na ay jéego yoo xam ne ki ministre bi defoon na ko le ministre Dame Diop mais ba léegi jafe-jafe yaa ngi fi ci lépp lu koy tubaab bi waxee ni psychologiquement moralement et surtout financièrement ñu bëgg nag mu xool ci ministre bi na gëstu loolu nu mu gën a gaawee pour régler problème artisan yi. collectif des organisations professionnelles artisanales bu Ziguinchor yëkkati ay kàddu sàkku ci nguur gi ñu gën a dugal koppar ci wàllu artisanat bi jàpp nañ ne yoon la bi nga xam ne mën nañ ko jëfandikoo ngir xeex bu baax a baax li nga xam ne nag moo di mbëkk mi Lamine Ba Ziguinchor rajo Futur Média. Lamine jërëjëf ñu waxtaanee campagne njaayam gerte gi Sénégal tey jii la tàmbali gi ci altine ji ñu fàttali ne ren lii di kilo gerte gi ñu ngi ko fixé ci juróom fukki dërëm kon mooy la gën a néew ne njaay ñeel baykat yi bu nu amee lu ëpp it jël ñoom yooyu baykat ñu fàttali rek ne ren it lu jëm ci wàllu ngóob mi macha allah ci wàllu gerte gi ndax dem nañu ba 1 million yu tegal juróom-ñetti téeméer
ci doomi gerte. diwaanu Kaolack moom tool ya fa ñeel wàllub ceeb bi le technicien yi daal ci wàllu mbay gis lenn ci gunóor yoo xamante dañ faa dugg nar fa defi yàqu-yàqu ci it li ko waral bokk na ca traité gi war ñeel ceeb bi laata mbay mi kon la ñu deful moo waral cong googee tukkee ci yooyu gunóor dañu ci ànd ak secrétaire général bu SYNCAS di Samba Gueye ak Ibrahima Diamé. xam nga ministre bi dañ ko déglu mu ne fi ñu bayee ceeb ba fële ca Waalo ci vallée du fleuve 200 hectares moo fa yàqu déglu nañ ci producteurs yi fa nekk ne nañ la fa yàqu ëpp na 5 hectares muy ñaari chiffres yoo xam ne yii ni yu waroo la léegi nag ñun en tant que technicien en tant que ndaw yi nga xam ne ñooy liggéeyal agriculture jàpp nañ ne bu doon 5 hectares sax lu graaw la te loolu li ko waral aussi ci dëgg-dëgg mooy grève yi nga xam ne ñu ngi koy commencé di ko def bu yàgg kenn faalewul leen parce que foofu jinax yi di nen di jur picc yi dafa nen sax yi bon yi dafa nen dafa am foo xam ne fii ni foofu lañ leen war a traité foofu lañ leen war a faagaagale bu fekkee defuñ ko toog ba mu éclaté ba mu màgg nga xam ne parce que ndaw bi nga waroon def traitement bi defu ko commencé nag di yàq bu boobaa pour nga saafara ko lu jafe-jafe la loolu moo indi jafe-jafe bi réel bi donc problème bi nekkul problème boo xam ne bii nii ministère agriculture ndaw yi grève nañ benn jour nga ne wala yàqalu ma dara yàq gi li muy def benn fan rek ngay toog rek ñu ne musiba bomb xalaate na ci zone sangam parce que tout simplement agent yi nga xam ne ñoo war a def seen liggéey defuñ ko na mu war a demee. ba tey ci xibaaru suba seeg RFM lu ñeel réew Mauritanie nekk ci dëcc dëkkandooy Sénégal ak génnuk àddina président Cheikh Ould Abdallahi mooy président bu njëkk bu fa falu ci anami démocratie ca moomeem réew ñu fàttali ni moom Sidi Mohamed Ould Cheikh Abdallah président république bu Mauritanie la woon ca 19 avril 2007 ginnaaw si 6 août 2008 la ñu ko daal di daaneel foqarti nguur ga ci moom di coup d'état militaire ci njiital général Mohamed Ould Abdelaziz moom président Sidi Mohamed Ould Cheikh Abdallahi mu génn àddina ñu koy jaale mbokki Mauritanie. Sport geeg Malal Junior Diagne maa ngi lay nuyu Malal. maa ngi la fayal Assane. bismillah. Sénégal ci tournoi UFOA zone A bi démb dañoo wal ni déggee waa Gambie 5-1 la leen daal di kon mujjee dóor foofa ca Thiès mu nekkoon ñaareel bi jongante ndam loola tijjil bunti demi-finale waa Sénégal Cheikh Tidiane Diagne teewoon na foofa ca Thiès démb. laata ñuy jublu ci gile jongante seen diggante ñii di waa Gambie kàddu gi leeroon na ci ndaw Youssouf Daboy moo di gagné ngir mën a qualifié ci wàllu demi-finale loolu nag wane nañ ko ba match amee 5 simili ñu daal di dugal seen bit bu njëkk ki ko dugal nag moo di Samba Diallo di ab centre bu bawoo ci arrière bi di Biram Diaw mu daal di ko mbëkk daal di dugal loolu nag ba mu weesoo Sénégal fexe nu mu dugalee di deuxième but waaye taxawaay équipe bu Gambie gi doon la leen jeune woon loolu tuutee sax Gambie daal di égaliser ca 25e minute jaarale ko seen attaquant bi di Mamadou Bodian googu sax moo daal di dellu si ba match amee 43 minutes daal di égaliser di ab penalty bi nga xamante ni Sénégal ñoom ñoo ko daal di def seen défenseur bi di Ousmane Diaw moom moo daal di pousse benn attaquant bu Gambie waaye sa Sénégal daal di dugal ñaareel but di ab penalty bi nga xamante ni seen capitaine bi di Dion Lopy moom moo ko daal di def gannaaw bañ demee mi-temps dellu si Sénégal ci simili bu njëkk daal di dugal ñetteelu butam jaarale ko ci seen capitaine bi di Dion Lopy di ab tir bi nga xamante ni ci entrée surface de réparation bi la ko daal di def mu mel ni ki équipe bu Gambie gi fu mu toll nii Sénégal dal na leen am bu baax a baax ndax bañ ci tegee ñeenti simili la Sénégal jot a dugal ñeenteelu but jaarale ko ci Mohamed Ba di penalty bi nga xamante ni dañ ko daal di transformé beneen penalty Sénégal am ko ci diggam ak Gambie waaye Dion Lopy bi la yoon daf ko daal di raté fàttali nag Gambie ñoom ci penalty googule sax seen capitaine dañu ko daal di jox ab carton rouge Ahmed Mandefou du joueur Sénégal gannaaw bu mu duggee seconde période moom itam daal di dugal but bi nga xamante ni moo mujj permettre Sénégal mujj am ndam ci digganteem ak Gambie 0-1 loolu nag day permettre équipe bu Sénégal gi qualifié ci demi-finale tournoi UFOA bi nga xamante ni ñu koy amal fii nii ci Thiès ci stade Lat Dior Cheikh Tidiane Diagne moo doon wax ak yéen fii nii ci Thiès pour la RFM. tarkal la ñu daal di léegi déglu kaddu yemu taatal moom Cheikh Tidiane Diagne di kaddu Youssou Dabo entraîneur équipe nationale bu Sénégal U20. xamoon nañ ni boo footballee benn match ñaari fan yi si topp ñaareelu fan bi yaa ngi nekk ci phase de récupération ba léegi mais comme compétition bi noonu la tëddee il fallait que xale yi pare ci seen bopp pour ñëw dëgëral seen bopp en tout cas fatigue bi yëpp ñu fàtte ko jublu si li nga xamante ni moo ñu taxoon jóg mooy gagné def nañ ko je pense avec la manière donc il faut que ñu continuer liggéey. ñu gis ne la suite am nga yaakaar ci ne dina dem ko finish maanaam cëppandaw la. mais xam nga objectif bi loolu depuis le début il faut pas se cacher maintenant objectif
il faut que nga koy wane si biir terrain bi pour mën koo atteindre ba fii ak demi-finale bi am nañu quelques jours pour gën a corriger xale yi améliorer en tout cas les secteurs qu'il y a à améliorer parce que ce sont des jeunes joueurs il y a tout à améliorer avec eux tout il y a rien d'acquis il y a tout à améliorer. leneen ci wàllub football mooy waa Stade de Mbour am nañu léegi ab njiit lu bees njiit loola di As Wade démb lañ ko fal ca assemblée générale gu ñu amaloon foofu ca Mbour mu daal nag nar a doon kuy doxal ci at yi di ñëw boobule équipe namm na nag yeesalaat Mbour fexe ba ñu am ay raaye nee na ren jii donte dañoo yéex a tàmbali waaye seen bëgg-bëgg mooy teg lépp ci yoon ba gagné ay raaya moom As Wade jokkoon ak Abdourahmane Diallo gannaaw ba nu ko fale ba noppi. ñu ngi doog a falu mais xam nga dañ jëloon retard de sorte que ñun ñëpp d'accord woon nañ ba nga xamee ne on suivait ñun ñëpp l'évolution du club par exemple équipe bi day dugg tey ci ngoon hivernal day dem hivernal tey ci ngoon te ñu suivre nañ ko valider ko ànd ci aujourd'hui maintenant li ma wax rek on a fii ba le temps wu équipe bi bu pro bi bu demee loolu li ci des mooy ñun ñu organiser wu pour saison bi pour at ndax ànd dafa metti bu ngeen di ànd bu ngeen xamul ku nekk fi nga xamee ne foofu ngay jaar ñu ko ni oto yi ni tali yi amee code de la route ñun foog ñu def benn code de conduite boo xamee ne moom lañ noonu la ñuy àndee ci biir uniquement lépp pour yokkute stade de Mbour. waaw ren de dañoo bëgg nekk champion du Sénégal gagné coupe de la Ligue gagné coupe du Sénégal incha allah. tabarkalla mooy seen bëgg-bëgg yal na lay motali nu jeexal alaaji ak li mot ba noppi démb mooy AC Milan mi dóor Kalidou Koulibaly waa Napoli yooyee 3-1 Zlatan Ibrahimovic di mag mu desee dara ba léegi moo dugal ñaari but ba ca jiitu sax daa yoxusu Kalidou Koulibaly mbëkk ci kanamam mbëkk wam doole woo xam ne moo tax ba waa Milan ya daal di leen duma 3-1 Inter itam topp ci tànk Milan yooyu daal di daani waa Torino 2-2 Liverpool ak Sadio Mané ñoom démb dañu doon football ak waa Leicester daan leen 3-0 la waa Liverpool yi daal di daan waa Leicester ya Sadio Mané football na match ba mu des fukki minutes nu génnee ko mu daal di noppalu ji ndax dañuy waajal Ligue des Champions ci diggu ay bés bii nu ne ñoom nag ñoo nekk ca kaw ñoom ak waa Tottenham yooyu ñu daal di kon daan waa Manchester City naka ni Arsenal la woon kon fi mu toll nii Tottenham ak Liverpool ñoo nekk ca kaw am ñaar fukki poñ topp ca ñoom Chelsea bu Edouard Mendy nag di góolu Sénégal bu mu dikkee ca Chelsea ak léegi football na fa juróomi match ñeenti match yëpp da ko football bu mu jeex tàkk te kenn dugalul benn but ci kàngam loola moo tax ba gars yi am taxawaay bu wér bu wóor ci seen wàllub défense guddi yu ñu toll nii Alajasan. jërëjëf Malal ñoo xajal xaaj ndate ci chronique culture bi. dal leen ak jàmm. projet yeesal boobu village des arts gouvernement bu Sénégal moom moo ko yëkkati woon waaye mi ngi am ci njàppandaluk maanaam àndandoo ministère bi ñu dénk lépp lu jëm ci wàllu aada ak cosaan ak communication ak ONG bi di OSIWA bu ñu sukkandikoo ci jëwriñ ji ñu dénk lépp lu jëm ci wàllu aada ak cosaan lañ ca def ci koppar toll na ci téeméer ak juróom ci ay millions. Abdoulaye Diop. village bi village bu spécifique la ndax fu mu am bëriwul te lu ñu fi indi mooy rénovation ndax dafa fekk ne ak fondation OSIWA bu mu ñooy remercier fii ñu dimbali ñu pour $300,000 pour que ñu mun a rénover ñu mun a réorganiser ñu mun a réhabiliter kër boo gis tam soxla na réhabilitation soxla la entretien soxla ñu jox yeneen directive boobu tool la ñëw présenté fii ak présidente nationale bu OSIWA rencontré tam tout le monde des artistes pour xam ne yéen a ko moom. ki toogaloon ONG OSIWA ca xewma di xam ne ni lii dafay nësër boo xam ne ni seen njiit ba nekk ca New York daf ko yëkkati woon gannaaw tukkib nemmeeku bu mu fi defoon ñaari at ca gannaaw la ñu bëgg moom mooy fexe ba village des arts nekk bërëb bu taaru bu nuy wane ci àdduna wërngal këpp. Hawa Ba. De par ce que nous avons vu, de par le génie des artistes qui sont xam nga boo gisee ñu bëgg ci lii dañu am artiste yoo xamante ni dafa am génie bu nekk ci ñoom te li ñuy defaraat nii bu jeexee ñun ñëpp daañu kontaan ñun dinañu kontaan artistes yi dinañu kontaan ndax li ñu bëgg mooy barab bi nekk ab barabu référence mooy suñu sàkkuteef dañuy wax site boo xamante ni dañu koy visiter espace pour waxtaan espace ngir trouver ay solution jafe-jafe yi nga xamante ni artistes yi ñu ngi koy dund ñun daal lañ bëgg mooy village bi bu noppee képp kuy touriste ñëw Sénégal dinañu yebal ci barab bi nga ñëw xool ko. liggéey ba daañu ko def ci lu toll ci 1 ak 8 ci ay weer ngir liggéey ba mën a yem